يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبي تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص سبحانه يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبي تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى إمامهم وأفضلهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين. mbokk yi jàkkaarloo ñun asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñëwaat nañ tey ji ci jataay gëstu bi ngeen tàmm am ak kaddu diine ji di ko amee fii ci 2STV yi tey jii itam kaddu gi ñëw di taxawee benn tànk ci ñaari tànkam yi te mooy tànku débat yi. loolu waral ñu tàmm tom bu am solo tom d'actualité pour toujours waaye tànnal leen gan bu am solo gan gu dul gan ndax gan la goo xam ne jaar na fi lépp benn yoon ndax moom ñoo bokk liggéey bi fu mu laajee ñu woowaat ko rek dañ koy woo incha allah gan ki mooy al oustaz al imam Ibrahim Faye di jàngalekat di gëstukat di nekk koo xam ne guddeem ak bëccëg yépp ci wut gërëmu borom bi tabaaraka wa taala la koy jàllale yàlla na ko yàlla nangul. oustaz asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. bisimilah. imaam ñoo ngi nuyu mbokk yëpp di ñu seetaan ak ñi ñuy déglu ci réew mi ak ci bitim réew di am kontante lool ci woy si woote bi di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiix. amiin ki ci sama càmmoñ moom du ma leen présenté léegi damay yem rek ci garaat imaam mooy al oustaz al imam Mouhamadul Amin Dramé. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu imaam ñu am mbégte dellusiwaat bu baax a baax tey ñu am gan gu màgg imaam Ibrahima Khalil Faye bismillah. jërëjëf oustaz Mouhamad Lamine Dramé mbokk yaa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi leen di fay bu baax maa ngi leen di fay bu baax. oustaz Ibrahima. dafa mel ni jamono jii daal xam li xew jafe na lool. jafe na surtout sénégalais loolu li ma ci jublu mooy wuute gi dafa gën a fés. ci déggin yi. am na wuute déggin goo xam ne sax moom réer la. am na goo xam ne moom réer la du xaaw waaye teewul am na geneen wuute déggin goo xam ne li ko jur mooy wuute ay naanuwaay. te waa ji fi mu naanee du la ko wax. léegi est-ce que yow sentiroo loolu est-ce que sentiroo ne xam dégg dina gën naa jafe. fi yàlla man lu sentir naa loolu bu baax. yëg naa ne wax dëgg yàlla wuute yi nga xam ne moom nga xamoon ci diina démb daan ko jàng ci téere yi di ko liir ci taxawaayu ñi doon liggéey lislaam gis nga ne wuute yi am léegi bokkul ak moom comprendre ko jafe na te li ci gën a doy waar mooy wuute yu bees yi dafa tolloog jamono joo xam ne imaam jamono ji ñëpp di wax la te foo waxee ñëpp dégg ko loolu moo tax ñiy déglu pour comprendre l'islam ñu am problème parce que du ñu comprendre loolu daal la seetlu ci xilaaf bi am wuute bi am nii. léegi loolu yow yan misaal nga ci am concrètement yoo xam ne benn masala nga gis xam ci lu xew ni muy jafee ci. waaw léegi maa ngi jël comme exemple ci li xew nii nga xam ne mooy école yi lu ñu tuddee madhab nga xam ne ñu jàng ñëpp xam nañ ne l'islam ni mu bindoo moom moo dem ba soxla ay école mais école yooyu tey nga xam ne dañu mos di am ay xalaat yu wuute mais niñ ko seeree woon démb ak niñ ko seeree tey dafa wuute wuute boobu ca jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam su yonent bi su waxaan dara saxaaba yi am ci ay déggin yu woroo
bu ñu dajee waate ak moom wala mu yëg ne seen jëfin ca déggin woowu am na wuute ci saa si lay taxaw bu fekkee lu jar defar la da ko daan defar ci saa si mais léegi-léegi mu amoon wuute yoo xam ne da leen ci lay bàyyi ñu continuer parce que kenn ku nekk mayoon na la nga am aw déggin donte kon wuute nag sa morom ci loolu feeñ na ci histoire ñu dund ko bu baax a baax nga xam ne jullit ñi am nañu aw déggin ci waxu yonent bi ñu jëfee ko ba ñu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen kullun ala sunnati loolu mën nga ci jël ay yu bare kon ñàkk a dégg benn déggin ci benn mbir lu fi yàgg la. waaw loolu laa bëgg a feeñal ci loolu waaw dama bëgg a feeñal ne nit ñi bu ñu jàpp ne jullit ñi dañoo maanaam dégginul islaam daa nekk benn mbir moo xam ne comme benn këyit bu ñu jël photocopie ko rek la dara du ci changé loolu moom mënul nekk sax ku xam texte yi nga xam ne ñoo indi lislaam ñoo ko ŋànk bu ci jiitu di alquran soo koy jàng te xam diina di nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na place ci biir alquran pour leeral ko mais soo càmbaree alquran càmbar sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nga xam ne sahaaba yi am nañ maanaam am nañ place ci leeral li nga xam ne mooy alquran ak sunna naka noonu waxu sahaaba yi soo ko dajalee ak alquran ak sunna yëpp da nga yëg ne jullit ñi am nañ sas ci ñoom ñu dugal seen xalaat ci biir texte yooyu pour mën ko appliquer seen déggin donc loolu texte yi ñoo la koy nangul maanaam su amul sax lislaam day manqué bu amul sax lislaam day manqué waaw Ahmed Lamine léegi yow sentiroo la ne ñàkk a mën a jëflante ak déggi wute déggin bi mi ngi indi ay jafe-jafe ci surtout ñu jàmm. waaw indi na jafeñ-jafeñ boo xam ne du ma wax indi na ko mais dama ne bu nu gaawul kilifa yi jël seen responsabilité fi mu jëm du baax parce que bu njëkk léeg-léeg nit ñi dañ daan wuute mais daan nañ am valeur yu des ci ñoom daan nañ am ngor daan nañ am jom daan nañ rus a fen mais léegi dafa amatul c'est-à-dire que dañ maanaam wuutee diine déggin bi dafa tombeek jikko yu suufe bu fekkee nag wuutee boobu borom jikko ju suufee daf ko jël da koy exploiter malheureusement foofu la ñu toll tey lii nga xam ne jullit yaa ngi ciy mbëkkante ba léegi di ci xuloo daf fi mosoon nekk mosu fi jóg démb ak tey mais dañ ko gérer woon intellectuellement débat mais tey gérer wuñ ko noonu boo dëgg la histoire boo jàngee jamono ju nekk day am ñu radical ci école yi loolu moom feeñ na fépp am na jamono boo xam ne mu arrixuune yi ne nañ mazahibul arban sax am na ñu yeggoon ba ci biir mazhab yi ne du ñu takkante waaw maliki du roy ci Shafi'i mais loolu benn époque la loolu benn extrême ci ay gox la woon dégg nga ci ay gox la woon mais loolu tey fi ñu toll nii lu mel noonu moo amaat waaye malheureusement ak jumtukaay yu bees yi da ngay foog ne xalaat bu radical boobu mooy li mët parce que coow li day bari ñi ma lay wax ne borom jikko yu suufe yi dañuy jël foofu nga xam ne wuute bu ndaw la ëf ko ngandal ko dañ koy génne ci cadre wuute yóbbu ko ci cadre shaytana c'est-à-dire que kii ma wuute lépp lu ma mën a wax lépp lu ma mën a def ba wan àddina bi ne ku bon la dinaa ko def malheureusement man looloo ma tiital parce que yëf yi tey imam boo gisee jullit yi seen biir ni ñuy waxante yow da ngay waaru ci yàlla yéeféer yi sax waxuñu ko jullit ñi te yéeféer yi mën nañ dem toog noppalu parce que li ñu bëggoon ku leen ko waxal jullit yaa ngi koy waxante ci seen biir c'est ça loolu am na solo Oustaz Ibrahima misaal mi ma ci dund man mooy jàkk ji ma dendal sama jàkk laa jàkk ji nekk sama koñ ko parce que jàkk yàlla la dama seetlu ne am na masala yoo xam ne nit ñi ku leen ci bàyyi ak seen mbokk duñ ko rek ndax dañuy defe ne passé dañ ko ti passé wuñ mooy lu mel ni njàpp ak laab ak yu mel noonu ma décidé léegi suñu jullee ba sëlmal ma profité ci comme taaba amul jël juróomi minute wala fukki minute wax ko ci wolof ñu ci war a waat parce que ñàkk a xam ne farteeg sunna ci jaamu yàlla bi même bu fekkee yaa ngi koy def ba mu jeex ba mu mat ñàkk a xàmmee gi mooy li mu lay jural mooy boo ci juumee doo xam noo koy defar waaw loolu moo tax ma ne leen il faut ñu koy fàttali ma benn bis ma tënkal leen faratay njàpp ma wax faratay juróom-ñaar léegi am benn xale bu ma ne am na bu des ma ne ko bal na mu ne ma tegale farata yi ma ne ko tegale farata yi du farata ci ngirum imaam Maalik ci sunna la bokk
alors mu dem ci dël sa muy ni ma téere ma ne ko xamoon naa di nga indi téere parce que beneen ngir ñu indi ma ne ko parce que faratay njàpp école yi dañ cee d'accord ci juróom yi mooy alxuraan tudd yi alxuraan tudd lañ d'accord ne farata ba pare nag yeneen yi kenn ku ne am ci lu mu ci dolli am ci lu mu génne ku mel ni Malick da cee dal rek dolli ci lu mel ni foofu alors lu mel noonu nga xam ne su leerul parce que xale bi ma ko expliqué dafa comprendre dama ko expliqué ma ne ko li nga wax dëgg la te mais dangaa wax ci beneen école man école bi ma wax mooy école bi ëpp bi Sénégal yi utilisé léegi nag loolu est-ce que ñàkk koo ñàkk cee mën a jëflante est-ce que loolu am problème c'est-à-dire ñàkk xam ni ñuy gérer loolu parce que léegi mënatoo koo bañ c'est-à-dire parce que nit ñi dañuy jàng te jumtukaay yi ñuy jàng yëpp ba ko am léegi te bu ñuy jël du ñu xam li ñuy jël ndax ngir bii la bokk wala ngir bii la bokk léegi su fekkee mënuñoo jëflante phénomène boobu. waaw man jàpp naa ne sax wax dëgg yàlla nit ñi faw ñu xamal leen d'abord surtout sax ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngale parce que jaxasoo bu bari nii ci nit ñi ci ñi leen di jàngal rek lay jógee. dëgg la ci ñi leen di jàngal rek bon léegi nag ñi leen di jàngal ñooñu parce que ñiy jàngale Sénégal daa bari donc Sénégal daanaka léegi. ñëpp ay sëriñ lañ ay imam lañ ay ustaas lañ donc ñuy jàngale dafa bari léegi xale bii nga tudd yow moom dafa am sens yow nga am sens ci yow nga mën ko expliquer ci niveau bi nga xam ne moom am na ubbeeku ba mën a comprendre ne loolu mën naa nekk mais su doon ne yow mënoo ko expliquer loolu mënoo ko convaincre donc ku mel ni yow moom ku mel ni yow ak sa morom ñoo doon ustaas yi nga xam ne ñoo waroon jàngale parce que nit itam boo amee benn problème vraiment da nga koy sut niveau pour mën koo régler mais boo ko mënul régler xëccoo rek moo fay nekk parce que yow lim ne mënoo ko ci génne bëgg koo woo ci li nga mënoo ko ci leeral bëgg koo xëcc ci li nga xam ne yow moom nga nekk jàpp naa ne faw ñu xam nu ñuy jëflante phénomène boobu ak loolu nga xam ne problème mu école la ñu xam nu ñu koy seeree ñun am nañ ñaari problème imam mooy ñi nga xam ne dañu comprendre ne ñoom ñu ngi ci école ñoom problème bi ñu am mooy école bi duñ ko comprendre encore lan mooy école. c'est ça parce que école itam il faut nga xam ne madhab la. déggin la donc bu dee ab déggin la yow doo ko def benn nasul Qur'an boo xam ne ku wuuteeg yow da ngay jàpp ne mu ngi ci fitna bon am nañu beneen problème mooy problème boobu mooy. léegi dañuy jàpp école dañuy jël benn école parce que te loolu borom xam-xam yu bari ñoo koy créer maanaam dañuy jël école ñu jox ko darajaay benn texte. nga xam ne texte bi ci boppam ki ngay jàngal texte bi nga koy jox doo ko séparer li nga xam ne mooy texte bi ak li nga xam ne mooy. école bi nga xam ne waxtu woo ko joxee benn hadis école bi nga ko firilee hadis bi mais moom du comprendre loolu su ëllëgee moom da jàpp ne lii la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax wala lii la alquran ji wax boobu ëllëgee ku nar a wuuteeg moom mën na laa yéeféerloo sax c'est parce que da jàppee da ngaa bàyyi alquran wala da ngaa bàyyi texte yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc maanaam loolu ci ni ñuy jëfandikoo texte yi ci jëfandikoo wu ñaaw woo xam ne du ma xëy na du ñaawul mais daal mënoon nañ koo jëfandikoo ci anam boo xam ne du amal solution du am solution waaw jëfandikoo c'est misaal bi ma ciy dolli mooy dama mas a dégg benn kilifa bu ñëw ci benn jàkk alors jullee fa daa xam naa daa bëriwu fa woon tànk imam bi jiite ba àgg ci wala taalin jàkk ji yëpp na amin mu mer bi imam bi sëlmalee lu nekk la yàq waa jàkk lu ne la leen yàq mer ci mer mu rëy ma jàpp ne loolu mer mënu ko régler merum kese mënu ko régler li ko mën a régler mooy comprendre ci phénomène boobu expliquer nit ñi parce que ki nga xam ne dafa jàpp ne dégginu imam Malik doy na ko mu jàpp ne ñeneen dégg nañ diina ji ñu dul imam Malik te ñoom ñëpp seen déggin wér na waaye masala bii li ci imam Malik wax moo ko gën a doy kooku amul problème bu adduna bi yëpp doon wax amin gannaaw imam moom du ko wax ba parce que moom doy waaye soo ko ne doo ko fi waxee doo fi waxee amin ci jàkk am na jàkk xam dañ naan fii kenn du fi wax amin xam nga loolu tam est-ce que loolu du problème jàkk mën a jëfandikoo indi na problème mais ni nga def aussi ak sa xale boobu ci liy régler problème yi ci la bokk tey bu doon yeneen imaam yi dañ naan ko nii rek ngeen ni def da ngeen a dingaan mag ñi da ngeen a contre mag ñi da ngeen a indi diine ju bees
dañ koy xas boo ko xasee moom it mu gis boppam te affaire bi du weddi mag ñi du gëm mag ñi affaire bi débat wu xam-xam la li nga def imaam moom xamu ko mu laaj la ko nga ne ko beneen école nga def moom it mu dem indi ay argument ngeen toog léegi da ngeen di juboo même su la bàyyee ci sa déggin nga bàyyi ko ci dégginam da nga koy respecté mais débat boobu ñeme wante toog waxtaan loolu tamit dafa poser problème léegi li gën a yomb lañ tànn mooy di tuumaalante di xasante da ngaa contre mag ñi mu ne la yaa ko gën a contre yow mi fi bàyyi yonent bi da ngaa contre mag ñi mu ne la yaa gën a contre mag ñi parce que yaa fi bàyyi salafu saalih léegi tuumaalante boobu noonu kañ lay jëm kenn xamul kañ la mais imam lii nga wax nii dafa poser problème boo xam ne ñun ñu ngi ci furuu yi dégg nga xilaaf yi nga xam ne détail la mais man li ma gën a tiital ci réew mi mooy sénégalais yi ci seen bopp seen ñaar yi ñuy bàkkoo xamuñu ko dégg nga ba ci ustaas yi tey waaye ustaas yi lay wax imam tey lii ma lay wax yow defal test bi ustaas yi nga xam ne dañuy jàngale yow nee leen ci ban école nga bokk dégg nga ñu bëri tey ci mazhab bi ñu bokk ñu ngi bokk ci ahlu sunnati wal jamaa boo leen waxee lan mooy usulu ahli sunnati wal jamaa xamuñu ko nañ waxante dëgg yow nan ngay adhéré woo ci benn école te xamoo école bi y a problème te fi ñu toll ñu ngi ciy def erreur yoo xam ne kenn xamut lan la tey méthode bi nga xam ne moom lañ doon jàngalee diine ji fi aqdil ashari wa fiqhi malikin wa fi tariqatil junaydi salik loolu système loolu école la léegi tasawuf ay école la mais sénégalais yi dañu rejeté école yëpp ne tariqatul junaydi école junaydi ci tasawuf lañ jël laaj leen tey usulu tariqal junaydi boobu noonu yan usul la xamuñu ko nañ waxante dëgg fiqhu malik nag malik moom lañ gën a réeree far ñi nga xam ne ñoo ci askanoo ñoo ko gën a réeree te léegi imam defuñu benn programme doo gis ñu def colloque pour jàngale école ahlu sunnati wal jamaa doo gis ñu def ay école colloque wala ay congrès pour ne nañu dekkalaat mazhab bi kenn dundalu ko de boo gisee ñiy coow di défendre ñi ñëpp tey ñu si bëri ci tarixa la ñuy défendre laan na sama tarixa wala laan na sama sëriñ ma toog défendre ko mais mazhab bi ñu ngi koy jalgati di ko tuumaal lu nekkul ci mazhab bi bay tuumaalaale Malik kenn défendre ko école ahlu sunnati wal jamaa kenn xamatu ko léegi loolu mu ngi indi lu doy waar loo xam ne billahi bu nu si jógul dinañ mere ku leen deful dara tey ñu ngi ci furoo yi mais usul yi ñu taxawal seen déggin sax tey toppatootuñu ko. loolu dëgg la Imaam Abubakar Imaam Ibrahim wax na dëgg Mouhamed Lamine wax na dëgg. dama wax ne yaa am na fanweeri at ci gannaaw. ci misaal rek soo amoon benn masala ci fiq soo ko laajee Ndakaaru ñu tontu soo demee Kaolack laaj ko fa bu ñu la tontu même tontu bi ngay am. soo demee Njurbel soo demee Touba foo dem même tontu parce que ñi lay tontu benn école bi lañ jàng. te xam nañ ko. léegi nag adduna bi dafa ubbeeku am ci doomu réew mi ñu génn fii dem jàngi feneen foo xam ne école ya fa nekk bokkul ak école bi nekkoon Sénégal. oui école yooyu am ci ñoo xam ne école yooyu dañ leen a convaincre. ñu adapté ko. mais malheureusement bu ñu ñëwee du ñu won Sénégal yi ne man kat dama nekk ci beneen école. bu bokkul école bi boo xam ne ci école diine la bokk. mais day présenté loolu mu indi la koy présenté ne mooy sunna. est-ce que loolu du pose problème. waaw loolu itam moom laa doon junj sànq. ma ni léegi nit ñi problème bokk na ci problème yi ñu am mooy nit ki day jël nekk ci benn école mais texte yi lay jël tuddee ko école bi nga xam ne buy wax ak nit ñi dégginu école la leen di jox mais moom da koy considérer comme ku joxe benn texte boo xam ne amul ku ko wuuteeg moom rek wuute nga ak sunna mbaa wuute nga alxuraan. donc loolu posé na problème lool du ci Sénégal kese mais ci monde islamique la posé problème. parce que daa am madhab yoo xam ne ñi ci bokk combat bi dafa yegg ci dimension boo xam ne pour gagner ko doo ko tuddee madhab parce que sa yitte xëy na du lu dul nit ñi fekk si la. waaw d'accord man damay wax ne problème boobu mu ngi juddu ci ñaari mbir. parce que ñaari mbir moo ko jur. benn bi mooy bi fi mag ñi fi xam ñëpp ci lislaam ñu koy dund ci mazhabu Malik am na ci ñu bari ñoo xam ne am nañ ay jëfandikoo nañ ci beneen mazhab seen jaamu yàlla. tukki nañ ci beneen dëkk
dafa am lu ñu tuddee al ijtihaadu fil madhab. waaw loolu usul maye na ko. donc mazhabu Malik ci boppam mag ñi dañ ko comprendre woon dégg it ne ñoom am na mag nekk ci mazhabu Malik liberté yenn masala yi su leen ci keneen convaincre ku dul Malik ñu jëfandikoo ko. donc loolu ñoom tukki nañ gis ko jàng na yeneen téere gis ko dund ko itam ba mu des seen pratique tey nekk histoire ci réew mi ñu koy xam. ñëpp xam nañ ci ñu bëree bari. donc loolu ñu nanguloon mag ñi faw itam ñuy nangul ko nit ñi. faw ñu nangul ko nit ñi xam ne nit ñi am nañu àq ci dem jàng beneen madhab ñëw dund ko. li ci dansé rek mooy nañu wan nit ñi ñoom ci madhab lañ nekk. su loolu leeree nit ñi bu ñuy ñëw fekk si leen ci seen madhab boobu ñu xam ne dañ madhab bi moo leen convaincre parce que am nañ ci droit. bu ñu ñëwul itam ñu bañ leen a takfiir jàpp ne dañoo génn. diina parce que bàyyi nañ texte boo xam wala dañoo xeeb seen i maam waaw parce que am na ñoo xam ne loolu la koy comprendre xeeb mag ñi. waaw léegi nag loolu man pour man loolu daal mooy problème bi te li ko créé imam mooy bi mu bu njëkk danaan am te amul benn problème. mais ñaari mbir. da ko jur mooy gis nga sëriñ yooyu nga doon wax ne daan nga indi benn masala. boo laajee tey Kaolack nga laaj Dakar nga laaj Saint-Louis question bi ñoom ñooy bokk luñ lay tontu. parce que boobu ñoom ñëpp ñoo jàngoon mais boobu itam ñoom doon nañu lire ci téere bi ñu daan jàng daan nañ ci fekk ay xilaaf. ay wuute parce que même risaala ci boppam boo ci demee nga fekk ci benn masala li nga xam ne borom risaala ci boppam loolu la bind ki ko chara sax léegi mu wuuteeg moom. kon ñoom daan nañu gis. ay wuute yi nga xam ne moo doon am. mais ñooñu ak ñii du benn. foofu loolu leer. maanaam nit ñi sëriñ si. ak sëriñ soo si doon jàng di jàngale. bokk nag ñi créé problème bi ci penc bi. déedéet. problème bi ñu ko créé ci penc mi saas mooy sëriñ si nga xam ne ñoom jàng ak jàngale ak defar nit ñi du yittilul leen mais sëriñ dafa am beneen jubluwaay léegi bu bokkul ak ba mu amoon léegi. loolu itam il faut ñu wax ko mu leer. beneen bi mooy. wootekatu lislaam bi nga xam ne dafa tuddee boppam woote donc du ma ko génnee ci sëriñ. sëriñ rek la. mais am naa mën naa ko jox benn tur tey ma tuddee ko ab daaya boo xam ne xëy na dafa bees ci terrain bi indi lu bees jógee ko ci benn école jàngee ci benn réew indi daaye boobu itam vraiment jàpp naa ne il faut ñu seetaat mbiram parce que daawa ci boppam ak daaya bi am na beneen problème boo xam ne wuur pain la mais dekkutul liggéey lislaam parce que loolu il faut mu leer parce que nit ki itam bu fekkente ne dafa bëgg liggéey lislaam rek alquran daf ñu wax ne na ngeen xeex hatta la takunu fitna wa yakunu ad-diinu kulluhu lillah xeex leen ba kéeféer du am diine lépp nekk ñeel yàlla mais contraire bi léegi mooy am mais ñun dañuy xeex pour amal kéeféer pour amal fitna donc maanaam suñu combat mooy jéem a amal fitna comme man jàpp naa ne ki nga xam ne moom intérêt am lay garder ki nga xam ne ab wootekat la mais du woote kot boo xam ne dafa sellal digganteem ak boromam waaye moom daa am soxla yooyu ci woote bi la koy réglé soxla boobu ci jéem a liggéey l'islam ci la koy réglé mais jullit ñi doon benn jullit ñi ànd l'islam maasoo du bu yitteem mais daa am ay soxlaam ni te loolu mën nga ci jox ay exemple yu bari da nga gis koo xam ne ustaas li ko école bi mu bokk jaraloon ba mu ci amee salaire bu demee ba amatut salaire du ko jaral da koy bàyyi sax loolu il faut ñooñu wax dëgg da koy bàyyi sax da koy bàyyi de boobu mu bàyyi ko donc dama bëgg mu leer ñu xam ne affaire bi am tey loolu mën nga ko gis ci àdduna bi ci dëkk yu bëree bëri tey da ngay gis ni koo xam ne li ko woote école bi mu bokk li mu ko jaral li mu koy défendre c'est parce que moom da cee am ab salaire da cee am ab xaalis boobu mu ci am nag kooku mooy wootekat l'islam bi nga xam ne moom lu pain lay wut keroog bu affaire ba daanoo lam ko jaraloon dootu ko jaral kon affaire bi lim ko jaral nii du l'islam loolu itam faw nit ñi sellal seen diggante ak seen borom ci diggante boobu man jàpp naa ne ak loo mën a am ci l'islam ci ay taranga bu xasee lu yoon woowu bu xasee ba fénqali jullit ñu xeex bu fexee ba bu indee jullit ñi am ay problème wuute ba mën a reyante ba mën a lakkante ay kër ba mën a tojante ay bopp intérêt boobu yàqu na ci l'islam parce que di wutul intérêt l'islam kon daanaka ñun ñaari problème yi ñu am tey du problème mu Cheikh Ahmed Bamba ak Alaaji Malik mais problème bi ñu am tey mooy sunu sëriñ bu bees bii nga xam ne dañ ko créé sëriñ gu bees gi ñu créé Sénégal daa am sëriñ gu bees boo xam ne jàngalalu ko jàngale lalu ko baax la yaru ko lalu ko defar nit ñi taxu ko jóg mais waa ji da ko créé ci boppam déguisement la boo xam ne ci mbaxana la koy solee ci yére la koy solee ci aw yet la ci aw xoolin la boo xam ne moom daa am ay soxlaay boppam yoo xam ne
moom la soxla bëgg na kër gu rafet bëgg na oto bu rafet bëgg na am xaalis bëgg na dund gu cher te xam na ne exploité lii ci lislaam rek laa mën a def kooku mooy sëriñ bi nga xam ne moom moo fabriqué boppam moo ko lijjantil boppam sëriñ googu nag lépp loo xam ne tey mën naa yàq intérêt yooyu li mu koy jaral moom ci boppam bu ngeen dundee da nga xam ne l'islam du moo ko tax a jóg parce que da ngay gis ci moom ay yu bari yu ko l'islam sant du ko taxawee da ngay gis ay yu bari yu ko l'islam tere du ko bàyyi mais lii moom jaral na ko mu faat bakkanam parce que intérêt moo ci nekk. loolu lu garaaw la contraire bi moo am ci daawa ba la ci daa yi rek wante kat ba itam noonu moom noonu ngay gis ci moom rek li koy waxoon naa ko sànq li ko affaire bi jaral salaire bi rek la mais su moom preuve bi yow xam nga li ma wax su bàyyee woon bu ñu bàyyi woon salaire ba rek maanaam affaire bi mu ngi yàqu ci ñun mooy ba kere ba ñu commencé créer ay duwaat yoo xam ne leen di fay xaalis maanaam waxuma ne nit kuy liggéey l'islam du jëflante keneen ku ko ëppay moyen waxuma loolu mais kere bi ñu xamee ne dañ laa créer nga nekk ab daa i boo xam ne yow xaalis bee la booleeg daawa bi waaw kere lañ am problème boobu am na ci ñoo xam ne juróol am na ci ñoo xam ne juróol leen benn problème waaye nag am na ci ñoo xam ne mën na leen jural problème effectivement waaw am na ci ñoo xam ne juróolu leen problème waaye non nangul waaw d'accord naa ne am na waaye bariwul xam nga lu tax ma ne bariwul d'accord naa ci bariwul d'accord naa ci ndax li tax ma ne bariwul mooy terrain li ñuy dund ci terrain bi tey ñi doon liggéey l'islam maanaam boo delloo ci daawa bi yow magam ci mag ñi nga bokk nga xam ne association islamique yi nga xam ne ci li mujj ci liggéeyu mag ñi lañu sukkandiku pour am yeneen yu bees pour jéem a tasaare l'islam bi ñuy demal seen bopp nga xam ne alalu kenn duggut ci la nit ñi gënoon a normal que bi ñu demee ba alal ji tuur dëgg la déviation bi gën a mag tey bu ma ko doon compte bu ma ko doon wax ci daawa bi dama naan mu ngi juddoo ci alal joo xam ne feneen la jógee koo ñëw ci réew mi donc ñii loolu débat boppam la dañ ci def débat léegi nañ ma ñëw ci Mouhamed Lamine Mouhamed da ngaa wax fii ba wax nécessité def ay séminaire pour leeral lu mel ni ngirum imam Malik mais surtout man li ma jàpp ne heureusement wax nga ko parce que boo ne ahlu sunna wal jamaa dugal nga école yëpp loolu tam est-ce que du foofu la ñu war a def séminaire bi parce que problème bi mooy ñu comprendre ne ndono yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndono ñun ahlu sunna wal jamaa ndono mi ñeenti déggin ñoo koy jëmmal ci àdduna bi ñeenti déggin te ñooñu ñëpp déggin yu wér la su ko defee yow bi nga ci tànn da nga ko tànn di ci jaamu yàlla mais da nga nangu ne beneen déggin bu wér am na parce que loolu su amul problème lay jur li ma la wax léegi ci kilifa diine boobu ñëwoon ci jàkk ji ñu imaam wax wala daal leen ñëpp na amin mu mer xam nga kooku bu fekkoon ne vraiment mbat xam na ne léegi ci école bi mu nekk bi gën a rëy mooy école yonent bi te mooy école bi boole ñeenti école yi du mer du mer parce que ñoom benn ñaareel bi mooy ni ñu jàngalee fiqhu imam Malik Sénégal nga xam ne c'est très pédagogue dama koy wax ne bokk na ci problème yi ñuy jàngee Sénégal problème yi ñuy am bu ñu deful attention mooy ñàkk mën a layal gisin bi ñu am ci sunna ak alxuraan te loolu mbirum pédagogie la parce que boo fi doyee jëlee nit di ko jàngal jàpp te bëgg foo tàmbalee moom wax ko dalil bi man ngeen di yàgg ci njàng bi donc man ñi dañ la daan jàngal jàpp ba nga mën ko rek ñu nga xam ne da nga xamee farata yi xam sunna yi ñu bàyyi la ba nga soxla ko nga dem seeti lu taxoon ñu ne la raxas kanam farata la lu taxoon ñu ne la masa bopp farata la nga xawal ko fekk ci alxuraan donc loolu mbirum pédagogie la mais buñ demee ba àdduna bi ubbeeku am yeneen école yoo xam ne dañuy layal seen i gisin te loolu jur ñu mën a wax ne loolu mooy ngiru yonent bi yow mi nekk ci imam Malik te xëy na li nga gis a gën a wér la mu am waaye nag amuloo texte est-ce que doo waruloo waajaat nga si bopp war nañu waajaat bu bëree bëri xam nga imam man bi ma déggee sëñ Muntaka wax yéene bi mu am ci tabax jàng bu rëy boobu dama ne man su ma gisoon kenn ku ko mën a gis programme boobu nañ ci boole gisal ko sa bopp yow kay mën non man mënuguma ko gis parce que sëriñ yi aussi gis leen yomb non mais léegi dégg na ko ku ko mën a jeew dégg nga parce que affaire u intérêt jullit yi la waaw bismillah mazhabu ahlu sunnati wal jamaa nañ ko jàngale waat ñu xam lan mooy usul yi lan mooy ba nga xam ne lii boo ko gisee da ngay xam ne lii mazhab bi la mazhab imam Malik ñu jàngale ko parce que imam tey jàng risaala kese ci jamono ji ñu toll ak jàng Cheikhul Khalil du tax nga xam mazhab bi parce que loolu ay masail la lay jàngal ci fiqh
xilaaf taraddut yooyu moo ca nekk ci biir mazhab bi la mais mazhab bi ci lu mu taxaw dégg nga ci lan la taxaw ci aqida ci lan la taxaw ci fiqh ci lan la taxaw ci yenn mbir yi xoolal tey lu mel ni baabu ridda ci mazhab Malik nga jël ko natt ko ak suñu dund li nga xam ne ku ko def baabu ridda mooy lan mooy li nga xam ne ku ko def génn nga ci diine ci demal ci risaala demal ci misbaahu salik demal ci cheikhul xalil mais loolu boo ko nattee tey nit ñaa ngi koy def li génnee nit ci lislaam ci diine waaw loolu garaaw la wallahi alazim nit ñaa ngi koy def di ko wax te loolu posé wul problème te ñu ngi man c'est-à-dire li ma jaaxal dama naan ñun dañoo jàngut mazhab bi dañ koo jàngatul wala dañuy def mudaahana loolu man damay tiital na ma lool parce que loo xam ne lii ridda la ku ko def murtaddun ani diin maanaam génn na ci diine ci loolu bind ñëpp ko bind ci téere yi mais léegi nga gis nit kii def loolu mais li nga war mooy nga xamal ko nga defan nga kii ko nga laayee ko biir su fekkee conviction la kooku amoo droit di def ak moom mudaahana maanaam ngay ragalante gannaaw ci biir yëf yi c'est-à-dire que lii génnee nit ci diine nit ñi dañ koy def ñu continuer nekk di ànd di jëflante di xaritoo du yàq seen relation yi nga xam ne ay wuute fiq la wala wuute école ñuy rayante di jëlante jaas c'est très dangereux moo tax ma ne wuute bi ma gis léegi dafa teguwul ci jikko parce que wuuteeg nit ci usulu diin mais ku nekk am na dégg droit nekk ci école bu ko neex mais tekkiwul da ngeen war a rayante déedéet su fekkee ne ñi nga xam ne bokk ak ñoom diine bokku leen diine aslan ñii ay chrétien lañ ñii ay juif lañ ñii animiste lañ yow nga nekk musulman bokk ak ñoom ci benn dëkk ñoom ñu naan au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ngay dund ak ñoom di leen may kii yàpp tabaski ñu lay may laaxu nga lax seen diggante rafet nga mën a nekk ak ñooñu léegi yow sa mbokk mi nga xam ne yéen a bokk diine ji nga ne du ngeen nekkin bu rafet bakkan a ci nekk bakkan bari na ci bakkan la c'est-à-dire que loolu il faut nit ñi wax ko oustaz nag dana am point boo xamante ne nii junj na ko mais bu jar a bàyyi xel la man loolu dama ko gis ci école yëpp mooy al aklu bi diin loolu moom c'est grave li lax dar yu wax al aklu bi diin jël diine ji di ko dundee kooku ki askanoo ci tasawuf da koy def ñépp a koy def mu ngi profiter ci réeru ñenn nit di leen exploiter loolu kii askanoo ci daawa salafiya wala daawa bu mu mëntu doon te àddinaa ko tax a jóg day profiter ci sentiment wu ñi yeewul di leen nax di leen utiliser loolu benn école rek moomu ko déedéet loolu sax askanul ko benn école donc waaw non c'est-à-dire que loolu mu ngi ci école yëpp loolu mu ngi fi woon démb mu ngi fi tey te feebar la buy ànd ak doomu aadama buñ ko xeexul du fi jóge parce que borom lax dëri bi muy bind wal aklu bi diin boobu école yi judduwul loolu am na solo Oustaz Ibrahima waaw imaam damay leeral gën a yokk rek gën a ci li imaam Dramé wax waaw xam nga li mu wax ci ne ñun li ñuy jàng ci mazhabu Malik rawatina li ñuy jàng ci mazhabu ahlu sunna wal jamaa nga xam ne ci pas-pas la aju liñ ciy jàng ci téere yi ñu jàng ci Sénégal bokkul ak li nga xam ne moom la ñuy dund ñun ci suñu pratique maanaam léegi boo jëlee mazhabu Malik rek mën nañu wax ne loolu mazhab la boo xam ne xëy na fiq lay jàngale mais boo ne ahlu sunna wal jamaa moom même mazhab Malik am na aqida moom laa wax ma ne aqida ahlu sunna wal jamaa waaw moo nekk ci mazhabu Malik mais dama ne ñun beneen problème bi ñu am mooy mboolem lu ñu jàng ci mazhabu Malik ci aqida mboolem lu ñu jàng ci ahlu sunna wal jamaa bu ñu ñëwee ci tasawuf ci ni ñu jëflanteeg tasawuf bi actuellement dañuy dindiloo presque lu ëpp ci lu ñu gëmoon ci pas-pas ak ëpp lu ñu gëmoon ci pratique te loolu dara indiwu ko lu dul léegi tasawuf bi ci boppam école bi ci boppam moom dañ ko exploiter actuellement ci benn façon boo xam ne moom itam dafa jéggi dayoo nga xam ne amatul relation ak pas-pas école amatul relation ak ahlu sunna wal jamaa ci école amatul relation ak mazhabu Malik mais moom dafa beru boppam nekk affaire boppam di feeñ ci feeñuwaay boppam nga xam ne xam-xam lalatu ko jàngale lalatu ko sellal lalatu ko donc boo xoolee nit ñi bu ñuy jàng boo deful attention même yow mu jàng sax mënul dal Sénégal mën ngaa jàng ba pare fiq jàng tawhid bu ma waxee aqida yàlla xam ne man jàpp naa ne nit ñi li ñuy jàng ci muqaddima risala loolu génnul lépp loo xam ne moo nekk ci aqidatu ahlu sunna wal jamaa te risala mooy téere bi ñu jàng kon man jàpp naa ne
bu ñu jàngee risaala muqaddimaam comprendre li nga xam ne moo am bu fekkee ci terrain bi amul dara lu ko dindi ci ñun ci pratique sénégalais bokkaale yàlla bi muy fenqaloo ak yeneen écoles yi mën na ci bañ dana ko bàyyi mais problème bi mooy école bi ci tasawuf actuellement ni ñu ko jëfandikoo nii moom ci boppam dafa mel ni bokkaale yàlla gi moom da ko commercialiser nga xam ne ci lay mën a téye nit ñi te bokkaale yàlla googu mooy contraire la nga jàngoon ci yow waaw c'est-à-dire parce que tasawuf itam ñàkk a bokkaale tax mu ñëw fi ñàkk a bokkaale moo tax parce que jullit yi dañ fay nekk diir bu yàgg nekk jullit di jaamu yàlla mais jaamootuñ yàlla ngir yàlla am ñu jóg théoriser tasawuf pour fexe nit ki di jaamu yàlla ngir yàlla donc tasawuf ci boppam li ko yëkkati mooy wéetal yàlla mooy ñàkk bokkaale donc su demee bay jur bokkaale y a problème léegi nag foofu aussi ñun ay sénégalais lañ Sénégal lañ dëkk suñuy njaboot yëpp fi la nekk il faut ñu wax li nga xam ne moo am fii Sénégal am nañu problème bi ñu am mooy kenn ku nekk ak kër goo mën a bokk la nga fa jàngoon nga xam ne kër ga jàng ak jàngale moo ko sol la nga fa jàngoon ci téere yi tey boo xoolee li feeñ ci terrain bi dafa warook moom trop dëgg la ci wàllu jëf bokk ci wàllu pas-pas ci wàllu maanaam sénégalais daanaka boo jàngee fiq ba pare jàng tawhid ba pare loolu dañ naan la moom bàyyi ko fële mais boo ñëwee tasawuf dañ naan la léegi nag yow sa tasawuf moom leneen lu bokk te ñun tasawuf boobu wax dëgg yàlla xamuñ kañ la fi ñëw. non loolu moom. tasawuf bu wuuteeg sariya moom amul. tasawuf léegi nag ñun tasawuf bu wuuteeg parce que tasawuf bu wuuteeg sariya imam moom dong moom nga mën a commercialiser pour ndax ay nit. waaye c'est vrai. tasawuf foofu nga wuutale ko sariya li ci yéeme mooy tasawuf boobu bu wuuteeg sariya boobu nga xam ne nit ñi dañ koy jëfandikoo pour exploiter naka jekk mu ngi fii parce que mag ñi ŋàññi nañ ko Sidage Mali ŋàññi nañ ko ci fayu turaax bi Sëñ Tuubaa ŋàññi nañ ko donc pour wan la lu fi yàgg la lu fi parce que tam loolu ndekam l'islam bi jur tasawuf la nit ñi dévier di ci dund asama tasawuf man damay wax ne maanaam bu ñu bëggee dimbale sénégalais yi waaw dara Mouhamad Lamine tudd dund na ko léegi nga confirmer ko bu ñu bëggee dimbale sénégalais yi faw ñu delloo leen ci jàngal leen li mag ñi doon jàngalee bañ leen jàngal mag ñi rek parce que léegi dañu créer jàngale mag ñi ci terme ci façon boo xam ne dañ ko exploiter pour mën a nax nit ñi kese mais bëgguñ nit ñi comprendre li mag ñi ne woon pour war cee nekk pour man jàpp naa ne mag ñi il faut ñu dellu si ñoom ni ñu doon jàngalee ak ni ñu doon jàngalee nit ñi parce que loolu moom mën a gindi Sénégalais parce que tey bay na koo xam ne tey mu ngi bokkale maam Alaaji Maalik ak yàlla dañ ko waxul kuy Alaaji Maalik rek dafa leerul rek mais su ko leeroon moom mu yëg ne kii sëriñam bii nii la mel te moom daa war a jéem a mel ni moom su boobaa dootu jéem a bokkale yàlla te loolu ni mu amee ci maam Alaaji Maalik noonu amee seen Tuubaa c'est-à-dire affaire yi moom li nga wax oustaz li nga wax dëgg la ñun suñu yëf bopp lañ yor léegi waaw yoratuñ ay diine bu ñu doon fii wala sasaw bu ñu doon ci mag ñi suñu yëfu bopp lañ yor yoo xam ne dañ ciy dund loolu moo leer parce que misaal mi nga jox temps yi ñu mën nettali sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu baatu gannaaw yàlla ak yonent bi xam nga ñun ñëpp dañ koy wax gannaaw dégg naa benn taal bi dafa ñëw ci moom sonn loolu pour gis ko bi mu ko gisee mu ne ko gannaaw yàlla ak yonent bi mu waxee loolu sëñ Tuubaa ne ko na ñokkat ne man fu yàlla ak yonent bi jógee man dama fay jóge doom fekk ku fa dem doom fekk ba léegi gisu ko ba léegi waa ñoo ngi tëgg ko bët parce que moom nee na fu yàlla ak yonent bi nekkul moom du fa toog alors donc xoolal loolu kooku fi mu nekkoon ak fi ñu bëri du ma wax ñi koy wuutu mais ñu bëri ci ñu ko wuutu fi ñu nekk tey donc problème bi suñu problème ñun waaw loolu jar bàyyi xel la léegi ñu dellu si thème bi xam naa temps bi waxtaan wi am na solo la mais temps baa ngi avancé léegi nan la ñuy def ba jëflanteeg phénomène boobu ba génn ci junjoon nañ ci sax ci biir waxtaan wi ay piste yoo xam ne xëy na buñ ci delloo mais man jàpp naa ne bi ci jiitu mooy xam maanaam xam dafa am solo ci diina waaw mais foofu tam waaw damay ñëw d'accord naa ci de mais damaa ree parce que xam googu tam ci la problème waaw dama ne bi ci jiitu la donc mais waxuma ne moom dong la donc comme dama ne bu ci jiitu la jàpp naa ne am na yu ci war a topp xam gi aussi bu jiitoo mooy sellal am dëgg la parce que dama gis ne ñi xamul
te bëgg a jàngale bëgg a leeral fitna rek la ñuy yokk. c'est ça. problème rek lay indi te léegi Sénégal ñëppay sëriñ. waaw ñëppay ustaas ñëppay xam. ñoo xam ne dañoo toll ci xamlu. di xamle. waaw léegi loolu moo tax il faut nit ñi xam gis nga fu ne nii sëriñ bu xamul bëgg a jiite aw nit. léegi xam nga problème boobu tam. problème boobu tam ñu ngi koy wax nii di jàll nii rek mais loolu il faut ñu régler ko léegi ab dëkk boo xam ne kenn mënut a xam ñi xam ak ñi xamul. kenn du mënut a xam ñi am àq ci jàngale ak ñi waru jàng kenn mënu ko xam kenn ñi mu ko wax aussi. waaw xam nga lu ko waral loolu tam mënu ko. xam nga lu ko waral. parce que loolu tam yàggu fi. parce que mag ñi bi ñu fi nekkee nanguwuñu woon ku xamul di wax. xam nga mag ñi léegi ñun dañu référé ci alquran parce que alquran daf la teel a wax ne wala talbisul xaqa bil baatil parce que xam na ne saa yu ñu jaxasee fen neen ak dëgg mooy ñàkk parce que neen moom amul valeur. bu muy ñàkk su jaxasoo ak dëgg donc bu ñu demee ba jaxase diggante xam ak xamadi jaxase diggante ñi xam ak ñi xamul xam-xam mooy perte ñi xam ñooy perte mais ñi xamul moom amul lu ñu perte ci loolu donc moo tax ñoom seen intérêt ci lëndëm boobu ci la nekk moo tax ma ne la xam gi mënul ñàkk mais xam gi aussi bokk na ci li koy gën a firndeel mooy nit ñi fi ñu nangoo xamee fi ñu nangu ne xam nañ bañ féetale fi seen bopp mooy sénégalais bu nekk am na kër gu mu tànn féetale fi boppam te la ko fa yóbbu mooy jàpp ne xam nañ ñooñu la taxoon taalibe yi ñëw ci ñoom te mooy xam nañ ak baax googu ak xam googu nañ ko génnee organiser ko ci seen biir ba mu nekk ba ñu xam ne seen kër lii la am ci xam-xam ñu bañ a bàyyi rek affaire bi di kenn ku nekk rek di wax ndax itam man Oustaz yow man Mouhamed Lamine Dramé mën naa xam mais benn waay mën naa bañ a doyloo xamuk Mouhamed Lamine Dramé. d'accord lu parce que waa ji moom am na ñu ko doy ci xam ba pare. kër gu mu tànn ba pare. te kër googu it kenn du wax ne waru koo tànn ndax ñun xam nañ ne cosaanal tànn kër ci Sénégal moo doon xam-xam ba ñu amoon. kon ñoom itam am nañ responsabilité la nga xam ne moom lañ leen tànnee woon. bu ñu demee ba ñu sauvegarder ko jéem ko jàngal nit ñi xam ne ñi même bu fekkente ne ñoom dañoo bëgg a sànku ci xamatuñ li leen fi indi ñoom ñu garder xam ne ñun kat lii moo ñu boolewoon ak nit ñi ñu jéem ko leeral ndax kenn ku nekk wax dëgg yàlla man pour man benn waaye damay waxtaan ak moom ci lu xaw a mel noonu ma ni ko gis nga waxuma wor yàlla mais wor sa way jur rek nit ku am jom du ko def dëgg la waaw nit ku am jom du war sax way juram dëgg la waxuma la ngay jéem ay war yàlla donc ñun comme yow sa way jur sa maam moom li nit ñi wut si woon ci moom xam nañ ko li ko indi boo léegi nit ñi xam nañ ko loolu te nit ñaa ngi ñëw ba léegi da ngay war a góorgóorlu garder loolu ba mu nekk fa waaw wala nga wane ne nekku fi ñu wutu ko feneen da ngay góorgóorlu bu nekk fi rek beneen bi mooy sellal gi mënul ñàkk pour affaire bi mën a def sellal gi dañ ci ñëw mais bala ñuy egg sell bi dinaa ci yàlla Lamine sellal gi dafa am solo waaye xam gi waruñ koo topp jàll noonu ndax xam gi li tax waruñ koo jàll noonu mooy xam kenn mënu koo defee ci ku xamul te léegi ñun problème ku xam mooy suñu problème parce que kenn ñëwul la ku xamul ne ku xamuloo damay joxe misaal dañ ma ko nekk parce que loolu tam lu fi bees la c'est-à-dire ragalante gannaaw bi fi nekk nga xam ne kenn ñëwul la tudd kenn ñëwul la wax kenn ne ko xamuloo loolu tam dafay bees mais mag ñi nanguñ ko woon dafa am benn ndaje bu ma sa am fii Sénégal xaw ma date bi niñ ma ko nettali en tout cas am na xew-xew bu amoon boo xam ne dafa dajale woon le maximum possible ci kilifa diine yi fi nekkoon suñu Abdou nga fa woon rahmatullahi alayhi Alaaji Ibrahima Niass kilifa yi yëpp dañuy génération boobu yëpp daje nañ fa am ku bokk ci ndaje mi koo xam ne moom borom xaalis la seen xarit la nag parce que itam borom xaalis yàgg nañoo xarit ak sëy si mu ngi sol col gu rafet goo xam ne heure julli jot rek mu bëggoon a profité ci occasion boobu pour jiite kilifa yi mu daal di daw dem ci kanam taxaw rahmatullahi alayhi Alaaji Ahmadou Cissé Dagana moo dox ba ci moom mu jàpp ci mbub bi xëcc ko ba mu ñëw mu ne ko dellu ca gannaaw yow summa yi ci asbaaw yaa ci mujj summa yi ci asbaaw yaa ci mujj mooy summa xusnu siyaad waaw nii la ko delloo ñu wut keneen mu jiitu loolu boobu fulla amatu ci dëkk bi dëgg la est-ce que loolu mën naa continuer non mënul continuer moo tax fi ñu toll ñun lii ñu nekk wan il faut ñu wax nit ñi li ñu nekk lan la su ma déggee ñiy wax naan mag ñi la ñuy aar la ñuy défendre sama xol day jeex parce que seen gëm-gëm yi fi nekkoon yëpp bari na ñuy askanoo ci ñoom ñoo ko njëkk a màbb muy ci aqida
muy ci axlaaq muy ci fiqh kenn jógatul pour défendre muy ci tasawuf waaw léegi non tey fi mu ne li garaaw mooy daanaka nit ñi seen combat yëpp ci tarixa bi lañ ko aj ne dañ koy défendre moom la ñuy aar mais mazhab bi buñ koy bafoué sa yoon nekku ci école bi buñ koy jalgati sa yoon nekku ci yow yooyu toppatoo woo ko parce que comme ni ngeen ko waxee tasawuf bi aussi mooy bunt bi nga xam ne ci nga gën a mën a am say intérêt ci nga gën a mën a am xaalis mais imam fii ñu toll nii bu nu jàngee démb suñu histoire démb ku mel ni imam Malik dafa njàngale moo xam ne boroom xam-xam yi war nañ koo bàyyi xel bi mu bindee mu waxta imam Malik bi buur bi mu jamonoon teg daf na ko dama ciy def nusxa tas ko ci réew mi yépp imposé nit ñi ñu tënku ci ñu tënku ci benn ci sa téere bi Malik na ko mukk bul def loolu ne ko xadis yonent bi ñi ko mokkal dañoo bari te dañoo tasaaroo ci àddina bi ku nekk daa am loo ci yor ku nekk daa am loo ci yor mais loolu njàngale mi ci nekk ci honnêteté intellectuel kenn xamul nu mu toll tey ngay dégg fii nii man ma wuuteeg Ibrahima Faye mazhab ma ne gouvernement bi na dàq Ibrahima Faye mu génn ci biti loolu fan la koy dàqee gouvernement luy yoonam ci mazhab gouvernement luy yoonam ci école yow wuutee nga ak nit ki rek gouvernement bi na leen dàq ñu génn ci biti loolu yooyu lan moo ko gën a rëy ci àddina yow kañ demal def ak moom débat convaincre ko waneel say argument donc yaatu dënn gi nekkoon ci mag ñi dama jàpp ne tey nekkatul ci ñun beneen bi oustaz imam li nu war a mën a boole pour ñu bëri dafa ñu nekk benn dafa bari dama koy wax toujours Ligue islamique mondiale bi nga xam ne El Hadj Ibrahima Niass membre fondateur la ca mais loolu ca biir réewu wahabi yooyu lañ ko sosee n'est-ce pas buur ba ko sos di buuru salafi wahabi bokk ak sufiyanke yi toog ci àddina bi partout dans le monde ñoom ñëpp ñu jëmmal loo xamante ni ba léegi bu dara xewee dañ naan lan la Ligue islamique mondiale wax suñu bëggee bennoo jëfandikoo wuute yi pour intérêt l'islam mën nañ ko am na fi événement yu jàll utiliser nañ ko positivement loolu ci yooyu la ñuy teg suñu tànk dekkal ko mais suñu bëggee jël ay wuutee fii ni wuutee naag mag ñi daa contre mag ñi débat boobu noonu kenn du ci gagné. dëgg la loolu am na solo Oustaz li Mouhamed Lamine Dramé wax am na solo dama la laaj ne la léegi suñ bëggee jariñoo wuute gi parce que wuute gi mënu fay jóge dafa gën a ubbeeku ndax léegi communication dafa gën a yaatu léegi kon jëflanteeg moom rek lañ mën a def mooy gérer ko léegi bi ma la laajee ni ñu koy gérer da nga wax nañ xam da waru xam gi dama ko doon jiital ci tomb yi nga xam ne mënul ñàkk waaw yi ci topp nañ léegi bëgg ci topp mooy sellal sellal bi imaam foofu nag la problème nekk waxoon naa ci kii bi ma ne léegi wax dëgg yàlla terrain wu l'islam bi ci jàngale ko ak jàngal nit ñi léegi sellatul na mu selle woon ci suñu mag ñi foo loolu tam ñu nangu ko maanaam nit ñi léegi l'islam lijjanteekaay la dëkk yi nga xam ne xam nañ leen ci diina ñu nekk delluwaay ci Sénégal léegi ci jamono ju ñu toll na mu meloon bu jàkk melatu ko ñu ngi leen di tawat ci yu baree bari yoo xam ne bu xewee ci réew mi duñ leen ci doon séntu waaye tey ñu ngi leen ciy tudd te li ci gën a métti mooy ñu bari ci turu lislaam ci turu dëkk ba ci turu kilifa ya nga xam ne ca lañ cosaanoo la ñuy exploiter loolu pour gagner seen intérêt kon nit ñi faw ñu xam ne mag ñi ñu xam ci lislaam yépp ñu dellu fii ci ñoom dañu doon nekk ay nit yoo xam ne dañu doon jàng di jàngale ngir yàlla di yare ngir yàlla ba pare ñii di lekk lu naqadi loo xam ne parce que bu ñu exploité woon loolu bu ñu exploité jàng ak jàngale ga ak waare nit ñi ak jubbanti nit gi bu ñu ko exploité woon kon doo leen fekk ci lekk yooyu doo leen fekk colaay yooyu doo leen fekk ci kër yooyu mais dañ ko doon def rek ngir borom bi subhanahu wa taala mais léegi affaire bi am na ay changement yu bari tey liggéey l'islam jàngale l'islam bokk ci l'islam féete ci l'islam léegi ci saa si loolu daf la war a jural mbub booy sol moo xam ne bokkul ak ma nga doon sol dafa la war a jural oto booy dawal léegi bu bokk da ma nga doon dawal dafa la war a jural kër go léegi société bi sax dem nañ ba ci déviation ba nga xam ne ñoom mënuñu nangul nit wu l'islam ku woyof mbubu ku woyof mbubu donc loolu benn déviation la boo xam ne problème bu rëy la ñu jural fii c'est ça problème bu rëy léegi nag léegi loolu fu mu jëm ak ñun yàlla rek kon man damay wax ne gannaaw xam nañ sellal beneen bi mooy ñetteel bi mooy ñu am kilifa imaam
léegi nit ñi dañu amul kilifa. kenn yilif leen kenn yiliful leen gis nga coow yii ngay dégg nii coow yi ngay dégg du coowu xam-xam parce que fi mu ne nii mbooloo moo dem ña cay wax yàlla xam ne li ñu wuute ci ay point nii bay coow nii suñ ko delloo woon ci mbooloo mu ne ña nga xam ne ñoom ñoo xam buñ toogee waxtaan dañ déggoo parce que lu ne xam nañ fañ place ba am toll ci lislaam mais duñ def noonu affaire bi duñ def noonu fi mu ne nii nit ñi dañoo noppi ñi xamul ñoom ne terrain bi di créer seen problème nga xam ne ñoom duñu jéem a dellu ci xam-xam parce que xam nañ ne lii ñu wax nit ñi wuutee wuñ bay xeex ci xam-xam mais ni ñu jëfandikoo wuute bi fa la mooy indi problème bi moo tax ñi xam moom bu ñu leen bàyyi woon ñoom ñu waxtaan donte kon bokkuñu ay madhab donte kon bokkuñu ay kër bu ñu delloo ci xam-xam toog waxtaan rek dañuy dem di jubóo parce que donte kon kii du wax ne su waa ji soppeeku na comme man déedéet mën naa bañ a am mais ku nekk dana xam ne yow li nga ne nii am na dalil te it fii la toll ci lislaam ba mën la caa bàyyi mais comme nag affaire bi du débat xam-xam débat sentiment la débat beneen la coow li day débat d'intérêt débat intérêt la moo tax coow li foofu du neex a la jënti beneen bi mooy léegi loolu lan la ci ban rôle la ci kilifa gi mën a am waaw kilifteef gi li mu ci mën a am mooy bu ma waxee kilifa ñaar def ci dellu mooy waa ji ñu nangoo dellu ci kilifaam def ku muy kilifa loolu beneen affaire la parce que réew mi benn réew la boo xam maanaam jamono ji benn jamono boo xam ne ñàkk ci kilifa dafa yomb parce que li lay encouragé li lay dooleel boo ñàkk kilifa dafa bari oustaz maanaam adduna bi ñu toll ñàkk ci kilifa daa yomb ñàkk ci kilifa gën a yomb am ci kilifa voilà parce que li lay dooleel surtout ci l'islam parce que li lay dooleel pour nga am kilifa dafa bari parce que kenn moomu la kenn tënku la fenn liberté da nga koo am ci madhab liberté da nga koo am ci loolu léegi beneen bi mooy ki ñuy dellu ci moom it am na responsabilité mooy mu doon mat kilifa parce que itam kilifa bu matul kilifa def ku muy kilifa itam dafay indi problème kenn mënu ko sax dana jafe lool doon mënoo ko def kilifa parce que kilifteef dañ koy imposer ba pare itam gëm ma amul dóore waa ji bu ngeen dundee yaak moom li la koy tax a gëm mooy ni mu mel rek mu la koy tax a am na koo xam ne tey yàlla xam ne benn waay ci kaw suuf mais su bëggoon a def lu wuute xalaatu waa ji sax waa ji dee na bu yàgg waaye du ko def ndax dafa wóolu waa jooju gëm ko dafa am fu mu jaar ak moom donc wóolute nit ñi foo ñu jub foo ñu normal doo ko mat kilifa nit ñi wóolu leen ñu mat leen kilifa te it nag am na koo xam tey xam nga lu tax mu noppi muy gis déviation gis nga lu bari lu xew nii di askan ci kër yi kilifa yi bokkuñ ci c'est-à-dire ñi koy def defuñ ko ci ndigali kilifa yi laa bëgg a wax non defuñ ko ci ndigali ba pare tey nag li ci garaaw mooy defuñ ko ci ndigalu kilifa yi mais kilifa gi lan moo tax mënul def intervention lu tax waxut loolu mooy wax ji li tax waxut parce que affaire bi dafa toll foo xam ne kër gu ne mbooloo mu nekk ku ne sañ na caa def lu ko neex daanaka parce que day lijjanti parce que ñëppay lijjanti mu lijjanti d'accord mooy problème bi Mohamed Lamine fii imam waaw mais c'est que imam parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ kenn mënul nax kenn fii parce que xamante nañu boo xoolee li ngay tuumaal mbooloo jàmbur ci jikko ju ñaaw boo xoolee mu ngi ci sa biir mbooloo léegi bu doon da nga maandu rek nga bëgg rek dénoncer lu dul yoon njëkkeel ci sa mbooloo mais malheureusement da ngay am ay ñaawteef ci jikko yu bon nekk ci di ci dox guddi ak bëccëg bëgg a taal àddina nag tuumaal meneen mbooloo loolu moo dul maandute donc fi ñu toll nii il faut ñu delloo si démb sunu maam yu baax yi école yëpp ñoo fi nekkoon dañ daan jëflante ak ñoom jëflante bu rafet amul benn mouvement islamique bu nekk ci àddina bi bu ñu xam lu dul Alaaji Ibrahima Niass amoon nag ñoom relation yu rafet y compris ba ci les frères musulmans nee nañu keroog bi ñu reyee Seyd Xutbu digganteem ak Jamal Abdou Nasser ci la yàqu dégg nga ak yooyu fu nekk ci àddina bi daf daan jëflante ak ñoom dama ne misaal mi gën a rafet bi wane ne salafiya suufiya ixwaan tabliix mën nañu jëflante jàppalante ligue islamique mondiale mooy preuve bi loolu boroom xam-xam yëpp a ngi ci loolu ñoom Oustaz Barham Diop ak ñooñu ñëpp daje kàngami salafi yi gën a mag ci àddina bi ñoom Bun Baas toog ni Alaaji Ibrahima Niass toog ni Saïd Ramadan toog ni Abul Alal Mawdudi toog ni Abul Hasan Ali Nadawi toog ni te ñooñu ñoo rawoon ci àddina te bokkuñu ay école mais seen jukko ju rafet ak xool intérêt l'islam ak sellal seen diggante ak yàlla moo taxoon ñu mën a jëflante dëgg la jërëjëf Oustaz waaw man de ci tomb boobu rek bëgg naa ci leeral yokk tuuti rek mooy li Mouhamed Lamine Dramé wax nii lu am la dëgg la mag ñi daañu wuute woon te comprendre wuute bi
parce que sellal daf lay dimbale ci mën a muñal sa morom. dëgg la parce que nit bu sellalee lu ëpp ci mbiram mooy boppam lay tuumaal. c'est ça. boppam lay tuumaal. ça daal sikk boppam lay gis. sikki boppam rek lay gis. parce que day yëg ne moo am na problème te ku ne am na problème nag. gis nga coow li. ku ne am na problème coow li. bu ko nit ñi xamee bu ko nit ñi xamul yow yëg nga ne am nga problème. dëgg la su fekkee nit nga. dëgg la. problème yooyu nag gis nga bu la doyee dëgg. loolu moo lay baare ci yenn problème. mooy woyofal sikk yi san. mooy woyofal sikk yi. waaw. parce que da ngay bëgg nit ñi muñal la comme ni te xam nga say sikk. mais bu sellal amul. léegi man beneen bi man li ma dégg ci li nga wax mooy ñàkk sellal la ngi tàmbalee ci naw li nga yor. naw li nga yor parce que loolu lay jur sax nag. boo sellalul gis nga nit bu lépp lu muy def te yàlla ci diina te yàlla taxul. da koy naw parce que lu sellul rek. parce que yàlla moom saa yoo ko jëfalee mu sell bu jëmee ci moom nga xam ne moo ko moom rek yow da nga xam ne. yow da nga koy daal xeeb da nga koy xeeb. dëgg la parce que da ngay xam ne fa mu jëm moom. ëpp na la doy fa dëgg la. mais gis nga bu jëmee ci. bu jëmee ci àdduna bi. day gaaw a rëcc ci yow. loolu mooy sunu problème man nag li ma gën a métti mooy imaam gis nga lii xew nii ci àdduna bi nii maanaam ci wuute yi nga xam ne cosaan la ci diina. waaye moom moo ko jik moo doon intérêt l'islam bokk na ci li mu yéemee àdduna bi mooy ay nit ñu wuute ba pare te mën a ànd te loolu moo jaar imam dëgg la am na benn salaf bu wax lool wax ne moom kontaanu loon ci saaba yi bokk ni ñu dégg diina ji parce que loolu da ko doon jafeel imam Shaati bi sax dafay junjul mel noonu maanaam détail boo gis bànqaas yoo gis ci àdduna ñoo ànd parce que bànqaas yi ngay gis ci garab gi kay lu ñu wuti bànqaas ñoo bokk datt bi te bànqaas yi lu ñuy bari bu nekk nga mën koo xam ne bànqaas a ngi nii baraas a ngi nii baraas yooyu ñoo ànd di keral ñoom ci seen ak ànd ci lañ keral ci la ker amee bu tasaaroo du la wax nga dëgg dëgg la leer na Mouhamed Lamine waaw man kañ fi mu ne ñaan yàlla rek ñu gën a góorgóorlu gën a jël suñu responsabilité parce que diine ji aussi ku nekk da nga ci am ci part de responsabilité réew mi ñun ñoo ko bokk nañu waxtaan bokk ndey bokk bàyyi sellal yéene yi te yàlla tax xam ne fii kenn mënu fee jëlee kenn fi mu ne moom soo amee sa xelaat jàngaloo sa njaboot aaroo leen beneen école dina leen këf kenn mënu ci dara. alhamdulilah man dama bëgg a jeexalee ci ne faw ñu gën a bàyyiwaat xel suñu bopp am na ñoo xam ne ñu ngi exploité wuute bi am ci jullit ñi pour fenklante leen loolu am na ci bitim réew am na ci réew mi sax léegi nag dëgg la waaw ñoo xam ne wuuteeg jullit ñi ci ay détails yoo xam ne ñoom seen ñàkk comprendre moo tax ñu ciy wuute mais am na ñoo xam ne ñu ngi profité ci wuute boobu di ko exploiter di ko jëmmal te ñoom liñ ci jublu mooy jullit ñi xeex parce que am na ñoo xam ne tey imaam maag yow ñu xeex mooy seen intérêt c'est vrai waaw am na ñoo xam ne jullit ñi xeex mooy seen intérêt tey pour ñoom xam nga loolu àdduna bi ci lay dox léegi combat yi nga dégg ci àdduna bi nii yëpp tey daanaka boo gisee mënul jeex parce que dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo koy fay mais combat ñoo koy taal donc loolu dafa am ci jullit ñi te dugg na Sénégal nag il faut ñu bàyyi ci xel donc jullit ñi faw ñu am ko yëg-yëg boobu jéem a sellal jéem a gën a muñ lante jërëjëf imam Oustaz Ibrahima Faye ci turu ñi doon topp émission bi yëpp ngi lay ñaanal yàlla borom bi tabaraka wa taala mu dolli la xam-xam dolli la leer may la wér nga continuer di jëriñ xeet bi ndax soxla nañ ko su ko defee mbokk yi doon topp émission bi jotaay bi ngeen toogoon di topp émission bi yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla jàppee muy jotaayu jaamu yàlla lu ngeen fi dégg te muy yiw yàlla na yàlla xiir ci man koo jëfe njuumte yi ñu ñaan borom bi mu jégal ñu ko ndax doomu aadama juum da ko yomb lool su ko defee maa ngi leen di jox rendez-vous incha allah ajuma ji di ñëw waaye balaa booba ngeen ñaanal bu baax a baax kër gi kàddu gi jibe waaye di ñaanal xale yi nekk ci technique bi di liggéey bu rafet bi ba tax émission bi di jaar yoon su ko defee émission bi nag kum rek ci mën nga koo dabu dimanche ci 7h ak lu teg ba booba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. سبحانه يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبيه تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص